chaîne de valeur Mourchid TV yéen ñi nga xam ne yéen a ko taamu safoo ko di ko suivre ñu ngi leen di nuyu di am mbégte dellu seeg yéen ci seen plateau yi nga xam ne moom la ñu fi faral di amal ñu nekk ci bés bu am solo bés boo xam ne bu màgg la parce que ki nga xam ne moom lañ ko jagleel ci biir Daaray Ngoné moom moo ko waral mu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy tey vendredi 6 septembre 2019 nekk journée du responsable moral ñu koy dundal di ko jëmmal ci daayira bi di ko jëmmal ci bépp Daaray Ngoné boo xam ni egg nga fa ci Sénégal ak bitim réew pour mën a contribuer aussi ci journée bu màgg boobu waral cellule de communication bu Daaray Ngoné en collaboration ak Mourchid TV ak partenaire am yi mu am yëpp fas yéene ànd ak yéen ci plateau bi nii nga xam ni ñu ngi ko dippee la vision éducative de Seydi Mouhamadou Moustapha Sy mu nekk thème boo xam ne defe naa ni thème bu ñëw à son heure la waaye thème boo xam ne aussi pour ñu mën ko waxtaanee partager ko dama ci am ñaari ñoo xam ni du ñu leen présenter ci daayira bi waaye du ñu leen présenter aussi ci liggéeyu Serigne Mouhamadou Moustapha Sy ci sama ndeyjoor ma am suñu responsable cellule des cadets nekk aussi ki coordonné travail yu MJ ànd ak ñi mu ko war a àndal muy Maodo Malick Dia moom Maodo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah Pape ñu ngi lay nuyu di nuyu téléspectateurs yi Mourchid TV di jiital ci nuyoo bi itam ni nga ko waxee suñu kilifa suñu sëriñ Cheikh Mouhamadou Moustapha Sy di la ziar di nuyu sama collaborateur ci plateau bi Hadj Malick Lo di ko ziar itam ci àjjuma ji. jërëjëf Mame Maodo di sant yàlla bu baax parce que itam ni ñu amee Mame Maodo Malick Dia ci suñu ndeyjoor noonu la jàkkaarloog Mame Maodo Malick Lo moom itam di suñu doyen di suñu responsable ci daayira bi waaye di koo xam ne aussi bu ñu tuddee vision éducative bu Serigne Moustapha Sy am na ci part ndax dirigé na ay lu bare bari lu jëm ci wàllu projet éducatif bu Serigne bi Mame Maodo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah bismillahi rahmani rahim wa sallallahu wa sallam ala muhammadin rasulullah wa ala alihi wa ashaabihi wa xulafaihi Pape ñu ngi lay nuyu di nuyu Hadj Maodo Dia di nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan yëpp waaye jiital ci nuyoo bi suñu kilifa suñu sëriñ suñu responsable moral Cheikh Mouhamadou Moustapha Sy di ñaan yàlla fa tabarakallahu yàlla doon di tawfiq te loolu li ko sutura mottali yéene yi mu mel ni dinañ kontaan trop ci participer ci débat bu mel nii ci jamono bu xat dañ nekk wante su la yàlla boolee kilifa nga nekk ak moom lu jege ñeent fukki at mu dimbale li ci wàllu daara te buñ nee daara jàng dugg defar ji ko dugg defar rox dugg lu jamono xat-xat suñ la wooyee ci loolu li jaadu rek mooy nga def ko sa priorité tabaarakallaahu loolu moo tax ñu ngi koy ziar ci àjjuma ji di ñaan yàlla bis bi yàlla lañ ko def ay at yu bëree bëri di ci ndokkeel waa cellule des cadets ak Daaray Ngoné yi di itamit encouragé waa Moustapha Junior ak seen implication ci biir programme ren bi yàlla mottali yëpp. incha allah jërëjëf Mame Maodo thème bi ma fàttali nii dafa nekk ci benn thème général thème boo xam ne moom moo colore journée bi muy Serigne Mouhamadou Moustapha Sy un missionnaire un rénovateur Mame Maodo pourquoi ngeen choisir thème boobu ak yow nan nga ñu mën a expliquer thème boobu. waaw Pape ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di ñaan yàlla itam Daaray Ngoné ñu nekk tàmbali ko depuis le 18 août jëm ci fin bi incha allah vers le 15 septembre yàlla may ñu ànd ko ak jàmm mu àgg ci jàmm incha allah. ni nga ko waxee at mu nekk ci Daaray Ngoné yi am na bëccëg mu jagleel Serigne Moustapha Sy donte moom lépp nag ndax li yàlla dogal Daaray Ngoné ñu ngi ci ñaar fukki at de façon officielle ci ndigalam ci ay orientation ci programme boo xam ne moo koy validé kon bu ñu seppee benn bés tudde ko rek daa fekk ne am lu ñu bëgg waaye moom bés yëpp comme ni mu moomee suñu dund yëpp Serigne Moustapha Sy un missionnaire un rénovateur mooy thème bi nga xam ne moom la ñu tànn ren ci bëccëgu àjjuma ji
fas yéene ko jëmmale bëccëg bi. lu tax ñu tànn ko daaw lañu tàmbale woon di waxtaane sëriñ bi di ko jàngal njaboot yi jàngal kilifa gi njaboot gi jubluwunu ci propagande dafa fekk ne nit bu dee missionnaire jëmmal loo xam ne dafa nekk dans la postérité te àdduna yëpp seede ko dafay jaadu génération yi nga xam ne ñooy ñëw ëllëg xam ki ñuy yaakaar gëm ko dénk ko seen bopp fan la jaar ba li mu samp tey àdduna yëpp di ko naw daaw jàngale nañu sëriñ bi ci journée bu daaw bi ci formation ak début yi mu jaar di samp daayira bi ren ñu wax ne un missionnaire un rénovateur missionnaire waaw ndax li yàlla dogal l'islam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ku ko indi ci moom itam la nubuwa dagge waaye diine daggewul ci moom looloo tax ci xadiis qudsi mu wax ne inna allaha yabxas ala kulli miati sanatin man yujaddid laha diinaha tajdid boobu muy rénovation te yonent bi dafa wax ne jamono bu nekk wala siècle bu nekk yàlla suñu boroom dana xéewale xeet wi koo xam ne mooy am taxawaayu yonent yi ngir soqali diine kooku nag di ko soqali missionnaire la ndax li muy def dafay dellu rek ci taxawaay bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amoon ci penc ak ci diine ngir yàlla ak ñi mu tollal génération seen dunu diine gën a sax moo tax sëriñ bi missionnaire la rénovateur waaw moom ci boppam moo firee ne tajdid mooy soqali xam nga rénovation dafay laaj ñett mooy ki ñuy woowee missionnaire dégg bu wér bi muy am ci diine xam ci asliyan yan mooy fondamentaux yi jekk ko ci xam-xam jekk ko ci jàngale ko te sëriñ bi kenn du werante ni mu jekkoo fànn yi nga xam ne moo nar képp al ulum ad-diniya commencé ko ci alquran ak sunna ak yeneen xeeti xam-xam yi nga xam ne yëpp képp ku du yaakaar ci diine da nga koy jekku ndax man caa wax lu jëriñ nit loolu kenn du ko werante ñaareel bi mooy fokk nga nekk borom jamono mooy fokk nga xam temporalité lan la laaj ndax bi sari zamanika sir mooy loo am xam-xam am ndigal te maîtriser loo contexte temporaire yi nga xam ne ci ngay liggéeyee mën na am sa mission du dem moom itam ku ne xam na ne digganteem ak jamonoom jaxasoo gi ci am yëm ne képp koo xam ne yaa ngi xalaat sëriñ bi ni muy jëfandikoo di ko dëppaleeg jamono ñetteel bi mooy stratégie almashiatu la budda laha min siyaasati muluk mooy kenn mënul doon yonent yi war a nga am taxawaay yu yeesal diine daf fekkul nga nekk stratège parce que da nga ko def ci contexte boo xam ne ay système ñoo jàkkaarloog yow comme ni ko maam Cheikh di waxee système yu am doole ndax yàlla leen dooleel te système yooyu itam bëgg xëcc penc yóbbu leen fa leen neex yow itam nga am responsabilité libérer nit ba mu leew yàlla kon boo amul stratégie loolu du sotti ñett yooyu yëpp gis nañ ko ci sëriñ bi moo tax nu xam ne te nangu ne rénovateur la nan la rénové diine nag daañ ci ñëw ci waxtaan bi looloo tax ñu ne kon ren nanu tarkiis bëccëg bi ci jàngal
njaboot yi jàngal réew mi wan leen sëriñ bi facette boobu nga xam ne mooy sax bi gën ci moom jàpp naa ne mooy donn gi mu donn risala sidna Muhammad nekk ci continuité bi waaye ci biir continuité boobu itam mu indi touche personnelle am buy wane ne dëgg-dëgg soqal na diine rénové na ko loolu rek a taxaw ñu tànn thème ren bi incha allah bëgg ci waxtaan ak njaboot yi ci àjjuma ji di ko ci ziyaaru tëbbu di ñaan yàlla leeram yeeg cëram yi gunginu ba liñ ci yaakaar nu am ko incha allah. amin amin indi na ñaari aspect confirmé ni loolu moo tax ñoom ñu tànn thème bi wane ni missionnaire la wane ni aussi rénovateur la yàgg nga ci pencu ak keppaaru kilifa gi bi nga déggee thème bi lan la njëkk a def ci sa xel. waaw xam nga ni ko Maodo Diaw waxee missionnaire yi ñaar lañu ki ñu jox mission bi ak ki jox boppam mission parce que baatu mission mooy tolloog baatu risaala Seydina Muhammad risaala lañ ko jox donc yonent yi jox risaala xam nga ñoo ñooy mursalin yonent yi ñu joxu risaala ay anbiya lañ mais duñ mursalin wax nañ leen li xew mais dañ leen a noppiloo moom nag dafa bokk ci missionnaire yi ñu jox mission xam nga lu tax ci silsilaam dafa am lu kilifa dëggal ci bu ko kilifa xasee dëggal ci kilifa gi ko dëggal jëleewu ko ci boppam feneen la ko jëlee loolu dafay wane ne moom mission am lañ ko jox mu des baatu rénovateur xam nga missionnaire boo gis ñaar rek la am pour doxal mission mooy temps ak espace tudd na léegi jamono loolu la ñuy wooyee temps zaman espace bi moom la ñuy wooyee al makaan temps boobu ak espace boobu nit kese sans vision du mun a jànkoonteeg li ci aju ba def loolu ñuy wooyee rénovation moo tax boo seetee sëñ Fa bi muy sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy bi muy wax charte missionnaire yi commencé ko ci ndigal ba ca am solo la mujjee mooy bu yàlla xamee ne doo nitu jamonoom jarul ngay tàmbali nitu jamono nag mooy ko xam lan mooy les réalités du terrain lan mooy mentalité wu nit ñi lan mooy les priorités pour doxal loolu moo tax bu ñu nee missionnaire ñun dinañ ko nangu parce que durée bi mu def ci mission bi ñu fête 40 ans il y a 2 ans képp koo xam ne nii la nga yor jógewul ci yàlla durée ba mënul nekk benn nga tàyyi wala ña nga nekkal tàyyi donc missionnaire la mais yàlla may ko ci biir nekk gi mu nekk missionnaire mu nekk rénovateur mooy moo xam zaman xam makaan mën a contourner obstacle yi ba def li mu def tey loolu nag xam-xamam pas-pasam fitam ak wóoloom foog naa ci qualité yi ko may mu def li mu def la parce que diggante boobu ak léegi ñàkkul ne façon obstacle bu ne am na wante toog nañu bis ku tudd Seydi Cheikh Ahmed Tidiane Sy ak li ko yàlla sedd wax ko ne ko résultat bi nga def yéem na ma donc suñu la naree sacrifier ma joxe sa bopp ñu sacrifier ma ce qui veut dire que rénovateur la par rapport ak yi mu changé parce que suñu contextualiser jamono bi muy démarré ak la doon réalité ak la mu ca def ba bëccëgu tey ak liñ ci def par rapport ak nit di nga xam ne kii rénovateur la mooy changement yi am importance nga xam ne bu amee société jëriñoo ko ñi dëkkee société bi jëriñoo ko def na ci liggéey boo xam ne nii kenn ku nekk mën na caa teg bëtam te loolu lu important la ñu wax ko parce que Seydi Cheikh Ahmed Tidiane dama ko dégg moo wax ne kenn du yaakaar kër réere kër ga kenn du yaakaar kilifa réere kilifa ga alors donc tey su waa cellule des cadets en collaboration ak waa Moustarchidine Junior ñooy wax ne dañoo bëgg ci biir thème central boobu
ñu permettre cette génération bi nga xam ne nii xëy na bi Sëñ Moustapha di nekk dëgg sur le terrain di affronter les difficultés di xuus ci taw yi di xuus ci ndox yi di dugg charrette di dugg gaal man am naa chance fekk mu dugg charrette am naa chance ànd ak moom ci biir gaal am naa chance ànd ak moom ci biir oto et cetera donc di affronter yooyu nga xam te fekke wuñu ko tey sunu waxee ci Serigne Moustapha sans complaisance nag teg ko ci objectivité wane ni mu nekkee missionnaire wane ni mu nekkee rénovateur ñoom ñi war a continuer loolu dinañ xam ne kenn du ko def ci nooflaay mais dañ koy def ci ay sacrifice sacrifice yoo xam ne day tege ci ay compétences yoo xam ne nii moom la peut-être waa cellule des cadets di liggéey pour loolu dem ci bopp nit ñi mais dafay commencer déjà ci mentalité yi nit ñi gëm ne xale yi gëm ne am na loo xam ne nii kenn du ko am ci nooflaay ci jafe-jafe lañ koy am ci yëngu lañ koy am ci taxawaay lañ koy am ci yitte surtout lañ koy am donc man par rapport ak sama jaar-jaar ci daayira bi ak samay activité mën naa affirmer confirmer que ne missionnaire la sans complaisance mën naa assurer que rénovateur la parce que suñu duggee ci détail Maodo mi koy wax sànq dina gën a leer yi mu teg ak yi mu contourné ak li mu def ba tey ce mouvement là nekk un mouvement incontournable reconnu sur le plan spatial mu law sur le plan moral mu law am na lu ko def je pense que loolu moo li am solo ci surtout ni ma déggee missionnaire bi ak rénovateur bi léegi nag yow mi nga xam ne yaa ànd ak moom comme yaa ko confirmé ñu tànn ci biir sous-thème yi benn thème bëgg a waxtaanee vision éducative am donc vision éducative bu ñu ko waxee bëri na yoo xam te ne moom la war a làmboo Maodo pourquoi ngeen bëgg a tànn ci biir affaire bi vision éducative waaw xam nga baatu vision éducative de Cheikh Sidi Mouhamadou Moustapha Sy tudd ko woyof na lool waaye c'est très profond ñun sax lott nañu ci mañ ko waxtaanee épuiser ko ci benn plateau wante danaa delsi ci baatu vision xam nga boo tuddee vision rek yaa ngi sànni projection mooy am nga foo tàmbalee am nga foo jëm da ko Hadj Malick waxee ci lu wér sëriñ bi dafa bokk ci ñi yàlla tànn te yan ko ku nu yan nag am na fuñ la yenni la fuñ foo jëm pour yenni pour si bi fa mais ci fan la yanoo ci biir diine te diine luñ ci waay mën a wax da ci am lenn loo xam ne rek moo ko fi bàyyi muy nit parce que yàlla suñu boroom moo bind ni yëpp waaye bi yéen jotee donte test na am nañu mu testé waaye ña mu testé ñëpp fa abayna an yaxmilnaha wa xamalaha al insaan mu teg ci innahu kaana zaluman jahula zaluman jahula boobu mooy différencier doomu aadama ak nit ki nga xam ne yàlla da koo soxla pour mu assumer rôle de vicariat bi mu bëgg kon sëriñ bi vision mënul génn projet de société bi nga xam ne moom la teg te projet boobu da koo delloo rek ci ñaar mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne bu xistu li utammima makarimal axlaaq te mooy ak lu coow li bari sama mission mooy fexe ba jikkoo lew doomu aadama te bu jikkoo lewee doomu aadama day génn ci cadre doomu aadama simple dem ci cadre nit ku nitee parce que yàlla nit ku nite la soxlawu nit rek comme archétype nii parce que Satan nit ak doomu aadama bokkul kon sëriñ bi vision boobu dafa jur ci moom mu teg benn projet gannaaw bi mu jëlee comme finalité fexe ba produire nit koo xam ne nii moralement dafay intègre mooy li ngeen di wax ci makarimul axlaaq
waaye itam nit koo xam ne nii dafay mat yàlla njaboot ndax yàlla nee na contrat bi ma lié ak nit ak jinne mooy illa li yaabuduni kon sëriñ bi ñaar yooyu ci lay tekk muy pilier yi nga xam ne ci lay tabax projet am mooy former un homme intègre mais nit koo xam ne itam spirituellement suñu borom mën na compter ci moom moo jur baat bi mu waxoon ne fi nu jëm mooy bâtir un homme complet appelé insanul mustarshid muy koo xam ne nii boo ko làmmee ci jikko xam ne macha allah boo ko làmmee ci xam-xam kazalika boo ko làmmee ci jom yëngatu ngir dund gu tedd kazalika boo ko làmmee ci ubudiya yeeg ibadaat yeeg ruuxaaniyaat yi da nga xam ne ku ñu mën a compter la ndax jox na yàlla li mu moom kooku nag ku ko bëgg a former kon foog nga wut foo jëm loolu mooy vision bi mooy kooku nan lañ koy yare ndax ku mel noonu li ma tudd rek aspect facette yu bari na ci moom effectivement facette yooyu nag moo tax ñu ne kon nañu dugg ci gis-gis bi sëriñ bi am ci biir mission bi mu am fan la jëmee nit fan la ko jëmee nan la ko jaaree ak fan la ci tollu tey loolu moo indi rek ñu bëgg waxtaanee kon la vision éducative de Cheikh Mouhamadou Moustapha Sy hafidahu llahu wa ayyadahu wa raa. amiin léegi nag foofu comme ni nga ko waxee léegi dafa am lu mu jublu am nu mu ko jaaree am fu mu jëm am fu mu ci toll waaye balaa ñu yegsi ci loolu dama seetlu ci daanaka intervention am mbir mu am solo c'est-à-dire jamono sax dafa toll léegi mu njëkk jamono nit ñi ci matériel yi la ñu gënoon a nekk léegi ñu dellu si nit ñi te boo seetloo vision bii mu wax li ko sous-tendre surtout nit daf ci am place bu am solo place boobu noonu sëriñ bi jox nit ci vision am ci projet am ndax mën nga ci dellu si. waaw nit moom mooy mission nit ci boppam mooy mission su paree ci nit ba nit doon li mu war a doon lu nu bëgg ci pénc nit dina ko defar moo tax exclusivement leneen lu ñëw dafa ñëw après mais moom mission exclusivement mooy nit moo tax bu vision amul doo defar nit ki parce que nit boo ko defar daa am foo jëm ak moom xam nga juñu naa la sànq ci waxtaan ci li la baatu missionnaire mooy baatu mursal mursal mi ngi jógee ci rasala boobu risaala bi firi mission risaala boobu mooy kitaab bi mooy alquran parce que risaala étymologiquement dañ ko firee lettre lettre texte la alquran texte la moo tax am na ñoo xam ne ñaan sax texte bi rek kitaab risaala boobu ci la ñuy sukkandiku pour soppi nit moo tax sunu borom waxoon yonent bi ne ko dama la jox kitaab bi li tuxrija naasa mina zulumaati ila nóori c'est-à-dire que bu fekkul woon nit ki nekk ci zulumaat yooyu duñ ko fa génnee di ko yóbbu ci nóor donc finalité bi finalement mooy kii fii laa koy jëlee waaye fële laa koy yóbbu moo tax képp koo xam ne li ngay def pilotage à vue la parce que yaa ngi def mais xamoo foo jëm mooy li ñuy critiquer suñu société dañuy wax ne suñu société li ko sonal tardé ko ba léegi mooy ñun bi ñuy yar suñuy seen Sénégalais xamuñ fan lañ jëm ak ñoom lu tax parce que ñu war a yar Sénégal dëgg amuñu woon pouvoir bu ñu yaree Sénégalais yi ci yitte lañ koy defee ñoom Serigne Moustapha yi ngay si yëpp ak seen son depuis 40 ans pouvoir yi joxe moyen yi tax nga mën a am yëpp am te nekkul woon seen loxo mais résultat bi ñu def sur le plan humain ñu yore tous les moyens defuñu ko maa ngi rappelé wu xam nga visionnaire missionnaire dafay critique suñu fa critique sociale maa ngi rappelé wu 85 ñuy def stadium Marius Ndiaye encore doon juñu sànq ci coulisses yi ONU décrété année de la jeunesse 1985 participation développement paix boobu le mouvement Moustarchidine Moustarchidate était le mouvement le plus organisé le plus populaire
le plus présent ci suñu société ñu tànn Serigne Moustapha def ko comme conférencier islamique bu ko def ñu joxoon ko thème boobu l'islam et la jeunesse participation développement paix mais si biir waxtaan bi mu ni il faut que ñu d'accord ci ne ministère de l'éducation nationale éduqué wul day enseigner ñun ñooy éduquer te ñun gisuñu éducation base bu njëkk bi mooy enseignement moo tax ñun dañuy boole enseignement ak éduquer yéen nag enseigné wu leen sax non seulement éduqué wu leen mais enseigné wu leen da ngeen di alphabétiser parce que nit ñi da ngeen leen di jàngal rek ñu mën lire nanga ci 85 def ba bu fekk na état ko jox la conférence mais bi muy def critique bi daf ko def objectivement ñëpp d'accord ci ne mën nañ ko wooyee ministère de l'éducation nationale mais bu ñu bëggee guus ku ñu yar mu dem ba jomba def rusa def il faut que ñu jaaree ko ci diine donc moom bu amul woon lettre boobu nga xam ne ci alquran la koy tibbee loo tax nga gis li ko yàlla may ci alquran fu ko neex la koy jëlee nu ko neex la koy joxatee sama benn xaritu sëriñ daara bokkul sax ci daara bi nee na ma leen rek moo tax may yéem leen nangu leen à 100% mu ne na ngeen di joxatee benn aaya ca Baqara joxate ko fële ca Ali Imran dëppale ko mu sotti mu ne ma loolu moom exception la te bokkul sax ci ñun wante yi tamit soo nekkee ci daara nekk ci diine da ngay ubbeeku ci ñëpp pour xam li nga yor lan la donc pour vous dire que bu amul woon vision wu fii laa bëgg a dem moom nga junj lan nga bëgg muy dama bëgg a former fii ak 10 ans fii ak 15 ans fii ak 20 ans nit koo xam ne nii bu ñu soxlaa ko defar penc bu ñu ko woowee xam ne mat na ko donc vision moo doon mu defar une société modèle où nit ñu baax ñi ñooy ëpp nitu safaan yi ca penc bu nit ñu baax ñi ëppee nitu safaan yi mëdd nit ñu baax ñi mëdd nitu safaan yi et bu boobaa dañu am penc moo xam ne day am stabilité mais loo ci gis ñenn rek ñoo doon sonn pour loolu ñi ci des sonn ñu woon pour loolu dañ doon sonn pour wutal nit ñi lu nu am ca boo amee lu ni gàññ ca nit ga nekku fa boo xamee lu bëree bëri ca nit ga newu fa boo mënee lu bëri bëri ci nit ko newu fa la nga xam la nga mën la nga am ba muy soppali ko musiba ci sa kaw gaañaale la nga dëkkal dafay doo ko yëg loolu moo tax maa ngi rappelé wu 89 ak crise Sénégal Mauritanie ñu daje Tiwaawoon conférence mu ne mën naa waat ci diggante ñaari raw bi sal a ko suñu Babacar Si ne benn Moussa si toju boutique ma fier fi ma toog parce que tojuma boutique keneen fier fi mu toog parce que tojul boutique mais loolu ku ko ñemee wax ci moment boobu ak booba toj boutique la mu mënoon a joxe ak ni mu yaatoo ak ni mu xewee seen yëpp fox loolu yenn ma ngi sax fox loolu nga ne rus naa koo def parce que rus naa diw sëñ Moustapha dégg ma ci loolu parce que ku sonnul defoo sonnoo ci nit defoo dara ci nit doo mën loolu donc vision moo doon loolu mooy xamoon na ne 78 ak 79 amuloo solo ci loolu ci at yi parce que moo tax ma tuddee temps et espace mi ngi doon xool fii ak 15 ans fii ak 20 ans ndax génération bi may àndal dinañ mën dara dinañ tekk dara dinañ doon modèle ci seen société ci en réalité lu ëpp ci ñu ko dundoon boo demee seen quartier dem seen koñ lu ñuy wax farata di leen ci woo lu ñuy wax sabaan kenn di leen ci woo ci loolu aussi loolu dinañ ko natt dinañ ko xayma jàng ko ci li nga xam ne moom mooy fin wu plateau bi peut-être waaye balaa boobu dafa am lu mu wax léegi missionnaire bi am vision dafa war a jëlee nit ñi ci lëndëm yóbbu leen ci leer mais xoolal contexte bi mu ñëwee nga gis ni déjà intellectuels yi bari woon nañ fii mais ñoom am na ñeneen ñu gëmoon doon leen suivre universitaires yi Karl Marx la ñu gënoon gëm a keneen tey gis nga monde arabe bi aussi ña fa jóge woon ni ñu critiqué woon ak gis nga penc bi këru diine yi ni mu fi meloon politique bi ni mu fi meloon sëriñ bi ban processus ak ban stratégie la jaar ba vision boobu mu mën ko dérouler pour am résultat yi nga xam ne moom lañ fas yéene waxtaane ci kanam waaw xam naa bala ma ñëw ci sa question moo bëgg rek sof tuuti ci li Hadji Malick wax xam nga moom dafa wax ne al wali laa yahdi bi qur'anin jadid walakin yahdi bi fahmin jadid parce que risaale bi muy texte bi maa la yansarif ndax kooku dafa am garantie suñu borom wax ko wax ne mooy ki nga xam ne moo koy sauvegarder kon alquran dafay défier les temps toujours day nekk un texte intègre et intact innaa nahnu nazzalna zikr wa innaa lahu la xaafidun mais
li lay wane rénovateur la mooy moom li mu wax ne kenn du ñëw di continuer risaale bi pour indi lu bees moo tax dañu naan sax da ngeen a def da ngeen a jokk te jokk aada li ci diine déedéet dafay contextualiser mooy fahmun jadid mooy une relecture te ku wax relecture wax contexte moo tax sëriñ bi bokk na ci lii wane ne missionnaire dëgg la ñi ma bokkaloon daara bokk ñoom ndono jamono bi ñuy barkeeloo daara ji ak seen ndono ci la futteeku moom gedd barke gedd privilège famille jug ci former doomu aadama former nit ni ko Hadj Malick waxee mais xam nga lu ci am solo tey Pape nit kooku mu doon sonn moom nga xam ne mooy centralité de son projet tey àdduna yëpp dañoo dellu si nangu ne il a raison maa ngi wax sànq ne xam nga boo xoolee le développement économique amorcé depuis plus d'un siècle avec la révolution industrielle Occident àdduna de façon globale lu ne am nañu ko waaw lu ne defar nañu ko ci seen économie lu complexe lu ne tey jii ñi ngi wax mutation du travail ak ni robotisation amee doole ci le secteur industriel mais malgré niveau boobu ñu àgg ci développement la communauté scientifique dañu taxawaat depuis Bretagne wax ne nekkate ñun li ñu def ci siècle bi yëpp ci économie dañoo juum mooy jox nañ àdduna matériel defar nañ ay avion defar nañ ay usine defar nañ lu nekk mais nekkate am na lu manqué mooy éthique moo tax li ma doon wax sànq ne sëriñ bi li mu waxoon Tiwaawan ne ku ma yar wóor na ma ne tojuloo butigu naar loolu dafa ëpp yaa ngi mooy fàttali baytu Sëriñ Cheikh Ba fa tarkibu alatin wa dabtu xaraaratin muqtadayaatin laa yafihinna insaanu moo tax gis nga Pape Eski xam nga tey jii dañu soppi développement économique wax ne du affaire bi li affaire bi mooy développement durable ñu ne tey jii nation ci àdduna bi yëpp ñu ngi en voie de développement durable yow bi ngay jàng lu ñu wax pays développé pays développé mais tey jii dañuy wax tous les pays du monde sont en voie de développement durable muy wane ne kon ndekete développement lu mu rëy ki koy yor bu nekkul au centre ak jikko bi mu war a am rek du sotti moo tax à la base de toute transformation il y a l'homme qu'on ne peut pas transformer moo tax sëriñ bi effectivement tarkiis ci nit kooku moo tax ni waxoon effectivement ku leen mën nga jàng lu nekk xam lu ne mais boo amul jikko yaag bàyyi maa yem moo tax nga baal ma tey jii même dans les pays occidentaux partout dans le monde boo demee ci prison yi ñu fa nekk mooy les intellectuels ñooy dem ci promotion politique ba yor kees dëpp kees ga ndax amuñu jikko bu jiitu ci seen xam-xam amuñu làmp ngor buy niital seeni action góor gi ne fa la tàmbalee moom mooy nit kooku bala nga ko outillé wax ko mooy kon ba noppi loolu tax bu mu ñëwee nag bëgg a samp projet de société dafay fekk ci penc bi mu ko war a samp ñaar ba ñetti tendance dafay fekk moom étant jeune parce que boobu amagul 30 ans mu ñëw Dakar dans la capitale comme ni maamam si Babacar Sy doon évoluer ci capitale AOF ci jamono boo xam ne Saint-Louis mooy le carrefour intellectuel de l'Afrique de l'Ouest mooy le carrefour de la civilisation sëñ Babacar nekk fa impressionné leen ci xam-xamam ci ouverture am ci léppam sëriñ bi ñu itam ñëw dans la capitale du Sénégal mooy Dakar en centre-ville Derklé bëgg a samp diine face à une jeunesse bu mandi
ci xalaatu marxisme bu màndi ci xalaatu Rousseau bu màndi ci xalaatu orientaliste yi mooy ñi nga xam ne donte lañu jàng diine mais dañu am vision critique ci sunna bi nga xam ne lañuy dundee ci suñu réew ñooñu la jàkkaar lool mais xam nga li mu jëfandikoo mooy ñëw ci ouverture nangul leen ñu leen nekk fekk leen moom parce que boobu itam am na outil suffisant pour discuter ak ñoom mu fekk leen ci terrain idée di leen déglu ñuy défendre seen point de vue di défendre la théorie marxienne ci la religion et l'opium du peuple di défendre Rousseau ñi di défendre wahhabi ku ne di défendre li nga gëm muy déglu rek ñi nga xam ne sax c'est des jeunes loolu seen yitte waaye ñu ngi ci en fait entre parenthèses showbiz bi musique leen intéressé i daanu ci Toch wala ci Marley wala ci Jimmy Cliff moo leen bàyyi xel di leen déglu di leen tegal li ñu bëgg mais bu paree ubbi débat nag gaa ñi ku ne wax la daaneel ci max way wax na dëgg di dafay tardeel opium du peuple la mu ne wax na dëgg de pourtant waaye ban diine moo ko ñoom ci débat ba mujj di leen wan ne ndekete li leen yéem ci Karl Marx ci xalaat bu rafet ak kaddu bu rafet Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci baat yu gàtt wax na plus ba ñu mujj ñoom ñu mokkaloon livre rouge commencé di intéressé wu ci déglu ay philosophes sénégalais comme Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy ndax dañ daan dégg Marx wax lu leen yëpp ñëpp ñu ko defaan ci amphithéâtre yi na ñëw ci kanamu Serigne Safa wala kanamu Serigne Cheikh en 3 minutes mu wax lu gën a kawe loolu tébbe ko ci enseignement Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te xam nga loo lankal scientifique da nga ko nangul objectivité moo tax ñooñu ñi ci ëpp dañu mujj xam ne ndekete la ñu naw ca Europe ak ca Occident lu ko rawoon ci daara ji ñooñoo mujj nekk ñi njëkk ànd ak sëriñ bi ñu ngi ci tudd neem si yàlla Baye Mbaye Diop yal na yàlla dolli ko leer fa mu nekk amiin incha allah ñoom Babacar Yaay Ansaar yal na yàlla may leen wér ñii ñëw beneen génération ñoom Hadji Malick yi bu dee ci ñi jàngee Orient ci arab yi les premiers arabisants ñëw ñoom tamit jàpp ne mag ñi dégguñu arab parce que suñu mag ñi li ñu bind duñ ko wax bu ñuy wax dañu mel ni ko ajame moom la Mor Sassoum waxoon bàyyam Qaadi ne ko ma la gën a dégg arab ne ko waaye da nga am baay bu tëgg baay bi ma am ndax Qaadi jur Mor Sassoum ne ko ma la gën a dégg arab ko parce que da nga am chance am baay boo xam ne nii wuute na sama baay maanaam pour wane ko ne ko boo dégg arab parce que maa la yar sëriñ bi tamit am à côté beneen génération mooy ñu jànge ci pays arabe yi ñëw commencé nag indi bidaa yi commencé di araamal daayira araamal jigéen ñi yëkkati kàddu di jàng tey siir bi waaye mook ñoom ci débat ba 83 fii ci ICM ñoom docteur Barham musli ancam bi invité ko ci waxtaan ël nax na muslimin keroog ñoom ñëpp dañoo mujj jébbalu ci wan kon ne ko ndekete la ñu jàngi woon noonu ba ñuy tax nuy yéemu muy dëgg arab wax dëgg yàlla daara ji produire na ku ñu gën a dégg arab gën noo dégg diine nangu loolu fes na ci bi mu demee ci colloque bu après mondial islamique def discours ba pare ci insanitul insaan wala insanitul islam du moins naar yëpp daanu laaj ko foo génne ban université mu ne day romb ma Tiwaawan fréquenté wu ma benn académie bu dul académie bu Seydi Hadji Malick académie bu sëñ Babacar Sy faculté bu sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy kon dafa émerveillé adduna moo tax jeunesse bi mu njëkk nag di njëkkanteeg ñoom fexe nag ba convaincre leen les amener à adhérer à son projet de société ànd ak ñoom 78 ba 85
mu matérialiser ko par li moo doon wax sànq colloque boobu mu defoon te sédd kër yëpp bi may daanelee kaddu gi ci waxee ni mu réalisé ci jeunesse boobu dafa ñëw wane ne il est l'héritier de la sagesse quelle que soit la famille te loolu dafa traduire xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam al hikmatu daalatul mu'min da ko traduire moom def ko action dégg ngeen 89 fii bi muy jàkkaarloog malaay ci RTS ne ko man damaa gëm ne li Serigne Touba ma dese ci mission maa koy àggale li maam bu Kunta dese maa koy àggale li seen li maam moo dese maa koy àggale et ainsi de suite moo tax ñi mu njëkk a yar daf leen wan ne leen yéen ay héritier ñu baax ci réew mi ñëpp moo tax xatal aan doo ci Moustarchid bu suñu safaa yar nga am un discours communautariste wala un discours xénophobe wala nga am un discours bu par la jëm ci këru diine yi un vrai Moustarchid bu sëñ bi yar boo ko gisee c'est un homme équilibré ouvert au dialogue ku nangul mag ñëpp seen cër kooku la formé moom donc fa la commencé ci jeunesse bi ba convaincre leen soo ko nag jëm ci beneen phase nag réaliser projet daal di aussi jaare ci ñoom aussi éveiller esprit boo xam ne xam nañ ni li ñuy wëri feneen diine fees na ko dell waxuma diine sax mais li ñuy wëri feneen mag ñi ñu am ci réew mi am nañu suffisamment luñ ci def loo xam ne nii ku ci jàpp ak foo mën a féete da nga jariñ sa penc loolu mooy force am loolu xam naa ni dama leen di wax ni bu ci kanamee bu ngeen seetaanee documentaire bi nga xam ne moom la ñu réalisé ci parcours sëriñ bi di ngeen gis ay illustration yoo xam te ne dina confirmer li nga xam ne moom la Maodo di wax te ay nit yu bokkul wax ko xam naa ni mu ngi leen di xaar ci kanam mais Mame Maodo sëriñ bi nag comme li ñu dese ci temps bariwul projet bi gis nga ci processus stratégie bi mu ko jaaree mais bi mu ko ci jaaree mëne na ay politique def naa xale yi am na lu mu leen jagleel jigéen ñi war na am lu mu leen jagleel mag ñi lu mu leen jagleel ak ndaw ñi lu mu leen jagleel ndax mën nga revenir aussi ci ces politiques yooyu nga xam ni moom la sëriñ bi mu ne. xam nga dëggal nañ sànq ne rénovateur la. xam nga missionnaire la. foog tam ñu dëggal ne rénovateur la. parce que moom bi muy commencé. ci éducation dafa ñëw ak ay innovation ak ay rénovation xam nga lu ñu miinoon ñun mooy ku demul daara. doo jàng alquran ku yàggul ca daara ja maanaam ku demul ba miin alquran doo ko dugg ci majalis yi daanaka doo jàng xam-xamu diine daf ko rénové dafa ñëw fekk ay doomu jullit yoo xam ne nii ñii am nañ BFEM ñi ngi préparé seen baccalauréat ca feronu ijji ci arab donc moo tax bu mu démarré mouvement bi rek dafa imposé ñaar enseignement ak yar dégg ngeen lu baat bu si boobu ñu wax nanguwuma ku ñàkk a jàng ak ku ñàkk a yar mën naa accepter lépp ci sama mouvement ba mu des ñàkk a jàng ak ñàkk a yar mais ñàkk a jàng bu waxu ko rek dama fexoon ba fu section nekk ñu créé fa école ci kër yi ñu ni lundi mardi mercredi tous les moustarchides dañuy dem classe képp kuy moustarchide ca alphabétisé wuñu la dañ lay alphabétisé mu delloo si njàng par force tey bëri na ku dem bay làkk langue bi ku dem ba miin alquran ku dem ba mokkal xadis yu bëri te mi ngi alphabétisé woo ci biir moustarchide mu ni dañ koy allié ñu ni guddi àjjuma yi dañ koy réserver ci njàngum diine ñu commencé ci tahaara parce que bu njëkk ba il faut nga jàng Laxdari yu ba pare nga jàng asmaa yu ba pare nga jàng ay Ibn Ashir di continuer Muqaddimatul Izziya Risala et cetera mu condensé ko ci 4 programmes pour enseignement bi nga xam ne su 4 programmes yi jeex day am lim ci alquran loo mokkal lim ci ahadis loo mokkal lim ci siira loo xam léegi nag mu ni fu sa xam-xam yemati nag ci yow la initié naa la jox naa la les armes jox naa les arguments jox naa la méthode ci wàllu daara comme tey boo bëggoon dem di jàng Laxdari yi di jël bunt par bunt ba pare jàng asmaa yi di jël bunt par bunt mu indi ko tegu daajuma ñu condensé tahaara ñi xam lan mooy kii xadas ak xabas ak ci des yëpp pare dugg ci njàpp dugg ci sangu farata dem ba nga xam ne nii yiy daje ci laab pour nga jaamu yàlla na mu dugg julli
ñu pare ci julli ñu dugg koor ñu doon dem ci guddee ajjuma yi ba nit ñi xam lu bëree ci fiqhu te tijjiwuñu téere fiqhu te tijjiwuñu téere fiqhu yi ci innovation bi la ci rénovation bi la mu fekk ñu ci milieu scolaire bi nañu Serigne Cheikh moo waxoon ne le musulman sénégalais n'est pas seulement un musulman il est un commerçant dans sa boutique il est un enseignant au niveau de sa classe il est mais il est aussi un élève dans son établissement scolaire ce que l'islam exige de lui c'est qu'il soit un excellent élève mu fekk nu ci biir milieu scolaire bi ñu créé section scolaire yi au niveau des lycées au niveau des CEG wala ay CEM comme yi amoon bu njëkk ba ñu soppaliku milieu scolaire yooyu ay bërëb yu ñuy defaaree yu ñuy defee débat mooy lim ju ñu sànq ñuy jël texte Marx di ko étudier ci biir mouvement Moustarchidine di ko comparer ak les propos de Serigne Cheikh les propos ñu obligé ñu à ce que ñuy traduire même les textes de Serigne Babacar en arabe ñu koy traduire en français dañoo demoon ba par exemple bi mu ñu dugalee ci réekut pour ñu jàng mag ñi ñu jël hal nahnu muslimun boobu muy wax bu ICM jël l'homme d'où vient-il Serigne Mansour jël Shakhsiyatul Muslim bu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane bi fekkoon Kaolack muy ñetti cassette yi obligatoirement nañ ko maîtriser après la ñu xam ne ndekete ku maîtriser ñetti cassette yooyu am nga base bu wér mais dañu demoon ba léegi hadis bu Serigne Cheikh wax wala moom mu wax ko wala keneen wax ko aaya bu ñu wax wala keneen wax ko ñu ni léegi ñun nañ ko traduire ci français traduire ko ci wolof ci du ñu ubbi traduction yi ñuy alxuraan indi pour que ñu initier ñu ci xool naka la ñuy adapté ça veut dire que li mu waxoon ne fokk ñu jàngale fokk ñu orienté fokk ñu encadré parce que dañoo amoon ñetti obstacle dañoo amoon obstacle sunu aaday maam donc pour ñu encadrer xale ba li leen di jàngal ci daayira bi ñu mën ko dund fokk mu am benn cadre bu ñu leen tënk mais cadre boobu pour ñu protéger ko il faut que tamit seen i baay ak seen i maam ñu tënkaat leen ci cadre beneen cadre boo xam ne nii complémentaire lay doon loolu indi collège des maires mooy li nga bëgg a dugal nii ci organisation bi fokk ñu orienté leen mais bu gis nga bu weesoo njàngale mi ñu doon def ci classe ba nit ñi alphabétisé wu ñu doon def ci guddi ajuma yi ba nit ñi dégg seen diini dafa amoon beneen système d'orientation bu mu doon def moom dafa amoon jot nag booba tal no séminaire de formation orientation yi conférence publique yi nga xam ne ci orientation ci enseignement di nga dem ba sopp yonent bi ci bi mu koy indi nit ñi tubaab yi lañ gënoon sopp na yonent bi c'est-à-dire que ba léegi sax am na ay hommes politiques yu am complexé wu ci seen discours politique ñu cité yonent bi wala ñu cité mag alors que balaa ñoo bëgg rek kontaan rek cité Max Weber cité Guirochet cité nit ñi ca dañuy lii la sax dañuy tànn ñoo xam ne nii il faut nga àgg fenn ci niveau pour xam leen di ko cité pour wan leen ne ñoom jàng nañ alors que fekk ñi li ñuy wax ci loolu yëpp par exemple booy lire ay Max Weber rek ñooñu ay Guirochet li ñuy wax noonu ci affaire société nga déglu sëñ Babacar Sy wala nga déglu Seydi El Hadji Malick Sy wala nga déglu sëñ Cheikh Tidiane Sy da ngay xam ne waxuñu ñooñu wallaay waxuñu ñooñu dañoo général alors que mën nga automatiquement jël pensée bu Serigne Cheikh appliqué ko ci sa dund donc mu jàpp ne bi mu tegee yooyu ba doon base ci la def lu xaw a niru spécialisation ñu dañuy organiser année de la femme mais avant am na lu mu def ñun bi ñu demee ba 1983 84 parce que programme enseignement mi ngi commencé presque 81 82 83 84 84 85 ci la njëkk a def lu ñuy wax colonie de vacances te booba baat bi ñi dina ñemewu koo tudd surtout ci biir daayira mu def ko ci biir daayira ba pare que def ko ci niveau national mu ne ñu wutal leen ma 10 jeunes wala 15 jeunes yu nekk diggante FM ak bac war a dem ci nawetaan yi war a dem ci ndawraa bi nii war a dem ci coladera yi boobu loolu moo xam war a dem ci leneen ñu il leen ñu def leen benn séminaire de formation bu 48 heures ñu dem colonie man bokk naa ci ñu yóbbu Thiès pour ñu dem sur le terrain rencontrer pères yi rencontrer maires yi rencontrer nos responsables rencontrer les sections de base à partir de ces colonies de 85 là ci la ñu defee la plus grande réforme en 1986 pour structurer mouvement bi en coordination indi ay cellules scolaires ay kii nu mu tëddati orientation islamique cellule féminine cellule lii 86 bi ñu jógee nag mu ni automatiquement nag comme teg nañ yooyu nañu jëm ci spécialité bi
mu indi année de la femme 87. ñu def ko sous le signe de la personnalité musulmane. booba jigéen ne man personnalité musulmane laa am. problème la. problème la. moom koy da ngay am personnalité yii yu moderne yii. moo tax bët ki dem may waxtaan ak benn xale ma ne ko da ngay défier le responsable moral rek mu tiit. mun ma non défier ma ne ko da nga koy défier da ngay défier le responsable moral le chef spirituel le chef religieux da nga koy défier ma ne ko parce que ñaari défi moo am. défi concurrentiel ak défi référentiel. man ko ca moom dafa def défi référentiel par rapport ak góor gu mag gi. monsieur Cheikh dafa wax ne booy yar nit da ngay yëkkati jumtukaayu yar bi. ba mu toll ak ngay yaral. te kenn rek moo am officiellement digalu yaral sunu borom ay jaamam mooy Seydouna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. donc keneen ku ne Seydouna Muhammad moo la désigné par voie intermédiaire. mu ne bu ñu la désigné par voie intermédiaire nag mu ne jumtukaay yar bi bu ko yëkkati ba mu baax parce que damay yar doomu Pape Diagne wala damay yar doomu Maodo Dia wala damay doomu Maodo da ngay yar jaamu yàlla. jaboot Seydouna Muhammad. je pense que innovation bu rëy la suñu waa def foofu. moo tax boo seetloo ñu bëri ci génération yi mu yar. ci dimension boobu la ñuy gën a mën a réagir. que ci dimension famille. lan la juróon ñu dem ba mu jur lu mel ni conflit entre sunu famille. mais ñun ñëpp dañoo mujj nekk en accord ak sunuy famille. parce que quelque temps après sunu famille jàpp nañu ndekete kii li mu doon def mooy li gën. parce que tey defal nañ ci sama doom loo xam ne man mënuma ko. parce que ci dimension ci orientation. ci niveau am na fu mu ko yóbbu. et je pense que c'est très très important. ñu jóge foofu mu def année de la jeunesse. mu ni boo defaree jigéen ba pare da ngay defar ndaw. 89. te pourtant bi ñuy def année de la femme ñun ñi nekkoon ñuy ay jeunes yi jeune fille jeune garçon ñoo yore woon programme culturel bi. mënuñu donc en même temps maintenant ngeen yore programme culturel bu année de la femme préparer programme année de la jeunesse. moo tax dañoo nekkoon en même temps ay responsables yu ci année de la femme nekk ay ñuy préparer année de la jeunesse. CPAJ. bon comité préparatoire pour l'année de la jeunesse. ñu defoon ko ci ñetti dimension yooyu mooy li mu wax sax y a la dimension religieuse y a la dimension culturelle et la dimension économique ci la ñu dem loo ba gëmloo ñu ne chômage des jeunes du réalité mais mythe la xaw ma nag tey ñaata nit tey ñoo jaaree ci idée boobu ci culture boobu ba def seen i fi bopp doon lu wér lu sérieux lu njëriñ réew mi donc ñu jógee ci année de la jeunesse mu indi année de l'enfant. xam nga kenn tuddee ko année des cadets année de l'enfant lañ ko woowee woon. def ko sous le signe de l'éducation. gis nga. xoolal li mu waxoon. mu ni da ngeen di def suivi 10 ans pour les femmes. def suivi 10 ans pour les jeunes. def suivi 10 ans pour les enfants. mu ni bu ñetti ñeenti ak bu leen ñeenteel. muy nañ def année des pères et mères. yéen ngi fàttaliku. ña ngi ko ubbee ji Ndar. ak train ya. effectivement mu delloo si cosaan. ne sëñ Babacar daan voyagé train kon boobu ñëpp voyagé train ñun ñëpp ñu voyagé train wuti Ndar. def escale Tivaouane. soxna su fi teeru. wax li muy wax ñu avancé. mu mel ni lu kenn xamul. mag ñëpp génnaat ressource waat. dundaat leer. dundaat pas-pas. dundaat xam-xam. ñu koy déglu xam ne waxul. leneen lu dul alquran waxul leen lu sunna jàngalewul leneen ñun tey ñu dem ba li ñu maîtriser ci mbindum yeneen mag yi. El Hadj Abdoulaye Niass parce que daf ñu ci année de la jeunesse daf ñu waxoon ne mooy li nga doon junj sànq. dañu wutoon ay parrain comme ni ñu ko wutoon ay marraine. mais ci parrain année de la jeunesse yi daf ñu waxoon ñu dem gëstu ji l'histoire de Mame Abdoulaye Niass. l'histoire de Serigne Touba. l'histoire de Mame Limamou. l'histoire de Cheikh El Hadj Malick. l'histoire. moo tax tey da ngay déglu nit ñi des fois ci télé ñuy wax. ngay reetaan parce que boo dégloo sa cassette ba nga enregistré woon. wala sa document bi nga def ci moom. am na benn jour benn kilifa gu mag tooñ ma sax. parce que dañu jagle woon journée Cheikh Ahmed Tidiane Chérif dañu ko jagle woon El Hadj Abdou Hamid Kane. te moom sëtam la. mu war a def waxtaan. mu woo ma téléphone ne ma Abdou Aziz Fall bi nga tudd léegi moo nu boole. ñu ne il paraît que tu as fait des recherches sur Abdou Hamid Kane ma ne ko parce que ci année de la jeunesse. Serigne moo ñu waxoon ñu defoon ay recherches ci Abdou Hamid Kane. ak ci ma Amad Dem bi jur mère Sophie Dem. ma ne ko tout le patrimoine des chefs spirituels de ce pays est entre les mains des Moustarchidines. grâce à Serigne Moustapha Sy. donc lu am importance la. li mu def ca loolu ko amul vision. tey débat bi ñu indi nii. dañ ko weesu. débat bi ñu indi naan dañuy boole famille religieuse yi pour ñu xeex ak ñiy saaga mag ñi. wallaay yéen a ngi rappelé wu table ronde ba ci université Ramadan. ca terrain julleekaay Yoff. ca ñu invité famille yëpp. suñu faa ñëw présider ko. bëccëgu dimanche koor. wallaay toute une journée wallaay.
c'est-à-dire que soo nekkee en avance sur une société tu es en avance sur une Voilà. société waaw te léeg-léeg nag li jaadu mooy yow ñi nga am di rétablir les faits pour wane ne def na lii def na lii def na lii et puis ñu xool loolu naka lañ koy approprier ba mu doon loo xam ne nii génération bu ñëw doo def li nit ñi defoon mais di nga dundal li ñooñu defoon pare yokk ca leneen loolu moo tax Moustarchidine Junior ak cellule des cadets tànn lu mel nii jàng lu mel nii pour xam fan la ñuy teg suñu tànk pour réaliser lu ëpp ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon moom la ñu jot a def te li ñu jot a def vraiment lu rëy la mais Mame Maodo tabax na nit def na ci moom li mu def ci moom ak yi ñu fi jot a wax yëpp ci plateau bi mais sur le plan formel et matériel aussi am na lu mu war a réaliser. effectivement xam nga di ko Hadj Malick waxee méritu sëriñ bi mooy dafa démocratiser le savoir. absolument voilà. te loolu c'est aujourd'hui lu préoccupé ñi spécialisé ci sciences de l'éducation. d'ailleurs moo di sax baatu compétence parce que li ñu xam nañ ne nekkatee mokkal rek du affaire bi mais loo jàng-jàng te intégré wuloo ko yow jàngalekat nga sëriñ bi loolu mooy méritam d'abord il a tout réussi à démocratiser le savoir d'ailleurs sax loolu jur na problème ci ñenn kilifa diine yi parce que moom il est très généreux ci savoir partage rek yaa ngi fàttali conférence bari ñeem bi ba ñoom àllaaji Moussa na ko waaye sëñ bi doy na nag parce que li mag li ñuy téye ci def ko ay mbóot secret moom da koy jox njaboot yi gratuitement xam nga lu tax xam ne d'abord li war a jiitu ci ruux ak joxol bu set am na ba noppi kon lii tax nga war a mën a jëriñoo leeru yonente bi mi ngi fi ba noppi kon lu mu la jox nga dem moo tax ñoom ñi mu yar ñëpp par modestie fu ñu toog rek waaye ku ci nekk imam nga ci xam-xam ci jikko kilifa nga ci mën a ñaan mu nangu waaye nag malgré tout dafa ne rek ngeen nitee donc loolu mooy benn ñaari li mooy gis nga rénovation ñaari palier rek la innovation la moo doon wax na ko ak adaptation ba tax tey jii moom bokk na ci mission bi mu ñu wax mooy na ngeen fexe ba li ngeen daan def ngeen def rupture parce que daayira bi wax naa keroog ne amatuñu lu ñuy wane ci défi de mobilisation maa ngi fàttali moo wax na sànq alphabétisation kooku maa ngi di ñaan sax ngeen rappeler nit ñi lépp Abdou Diouf waxoon ci CICES à l'époque mooy président de la République de façon officielle nangul na sëriñ bi ne ko li nga réussi ci alphabétisation kenn yaru kenn nangu kenn defu ko li nga yar ci nit kenn yaru ko ndax c'était en 89 un an après bi ñu ko sànnee xeer Thiès par des jeunesses ba mu ñëwee noonu wax ndaw ñii dey wala une jeunesse saine dafa la mu waxoon jeunesse malsaine moo tax même bu bindee leneen la si di chalage mu waxoon ne ki wax ji ki mer wax meddi wax bul jàpp benn laaj ko rek bu ciy dëgg te jàpp naa ne nag loolu mu waxoon ba mu koy wax kenn sax la ko sukkur wax la boo xam ne de visu même ba ko waxul loolu ñëpp ko gis alors donc loolu mooy d'abord sëriñ bi léegi nag mu tàmbalee de façon informelle mooy rek jàng démocratiser savoir ku ne jàng ku ne jàng ba yëg ne ñi mu am nag wax dëgg yàlla di ko góor gi Abdou Boussa Dia waxoon di sëriñu Baye Fall tudde woon boppam Moustarchid yal na yàlla dolli ko yërmande ci fa mu nekk maa ngi gis rek fan yi vidéo bi di dawaat ndax daf ko waxoon ne yow soxla wu doon président dangaa yar ku mat président xamuloo ne ki yar ku mat président lu mu demee présidence moom lay force mooy li benn mbokk waxoon benn professeur waxoon na ko mbokk yi ba ñu demee Libye ndax dañuy ñëw le ministre de l'éducation ñëw di leen visiter bi mu ñëwee fekk professeur bi mu ne ah kii nag moom a jàngal dans sa classe maa ngi ko jàngale sax mu dem ba am nekk ministre mu ne ko non je préfère être formateur de ministre que d'être ministre sëriñ bi loolu mooy force am lu ñu nawee di ne formé na ko man
te loolu dafa wóote de façon informelle. jamono nag mooy boo demee bayal nit nag pendant 30 ans 40 ans ba mu wóor la ne taxaw na jox ko outil léegi mu jëm ci phase formalisée vision bi léegi créer ko un cadre formel d'abord en créant l'institut Al Irshad nga xam ne tey yow fa ngay jàngalee académie bi ngeen nekk ak IEF bi ngeen nekk nangul nañ leen ne école d'excellence ngeen de par vos résultats te kenn jàngalewu fa Moustarchidine parce que day dem di jàngi di dem ci concours officiel yi état du Sénégal di organiser kon du école Moustarchidine du école bu ñuy jàngale Serigne Moustapha école la boo xam ne ngay chrétien ngay juif ngay murit ngay tijaan bu la njàng rek ñoree am nga fa place. le programme officiel de l'État. ñu jàngale un programme officiel de l'État. ni mu amee Al Irshad bii ci Dakar noonu la amee ay démembrement Maodo mi directeur la ci benn ci Kaolack. te yooyu yëpp ña fay bu fekkee résultat 100% à tous les examens. te gis nga bi mu ko créé. man jàpp la ne ba mu ko sampee dafa gëj. boobu la fa gëj. te pourtant. ni mu ko waxoon ci ouverture ba du alalu naar. du alalu état. ñàkk boppam la ak taalibeem yi. gunge ko ci lu ndaw. institut boobu. tey jii mi ngi jàngale. ci niveau yëpp. am na internat al Quran. di produire ay xufaas. yoo xam ne yemuñu rek ci tari. waaye dañuy tare ak manière ak jikko bi. am na franco arabe. am na ñoo def français kese. loolu lu matériel la lu mu teg. mi ngi fii ci Yoff. teewul programme officiel boobu institut la mooy centre de formation la. de temps en temps. am na ay formation académique yu ñu fay def. par des séminaires. ay spécialistes ñëw peut-être ak yenn njabootu daayira bi war a ñu mu intéressé. ñëw aborder des thèmes d'actualité. yow gis nga fa def nañ fa ay séminaire ci leadership. def nañ fa ay séminaire ci entrepreneuriat. def nañ fa ay séminaire ci leneen ak leneen. kon effectivement institut la bu am à la fois dimension académique ak dimension scolaire. loolu benn ci réalisation la. te loolu gis nga li mu logique sax te. c'est que sëriñ bi il est constant dans sa logique. mooy yitteem yëpp mooy yar nit. amoon cadre bu informel muy daayira bi. xëy formaliser cadre d'éducation et de formation encore et d'orientation muy Irshad. mu ne waaw léegi itam jamono dafa àgg foo xam ne léegi nii nag. yar dafa am beneen facette. mooy ki ngay yar ci classe. am na beneen éducateur parallèle. muy média. te boo ko sóoraalewul. mën na yàq li nga def ci classe bi. c'est ça. mu ne kon nañu fexe ba itam am outil médiatique. boo xam ne dafay jël une partie du projet. di ko jàngale moo di mu samp Mourchid TV. muy groupe Mourchid communication. fi la ñu nekk di def tournage bi tey jii. moo tax Mourchid la chaîne des valeurs. moom outil la boo xam ne nii. dafay contribuer ci projet bi. pour fexe ku koy seetaan ku nekk. da nga am ci communication. da nga am ci média. loo xam ne mën na la dimbali ci say diine moo tax lañ daan def informel. tey jii Mourchid da koo jël de façon formelle. di jàngale tahaar yi moo doon wax léegi. di jàngale ibadaat yi. di jàngale ahadis yi. par rapport à ces émissions. moo tax doo fi fekk émission boo xam ne dafay encourager anti valeur wala contre valeur. tout est valeur. jóge ci rajo baa ngi dem. à Tivaouane. ba Tivaouane gi nga xam ne mooy suñu siège social. lan fa réaliser ci suñ ko mooy mu réaliser fa benn complexe. wala résidence boo xam ne nii. pas pour lui. waaye jaamu yàlla yi nga xam ne nii ñi ngi koy wuyi si. bëgg na ku ci ñëw. mu jàppale gàddu yonent bi. teg la foo xam ne nii. da nga yëg ne nit ku dëgg la fonk. ndax kilifa yi seen foor. ñoom bu lay recevoir sax. ak loo doon njabootam. du nangu mukk nga toog ci suufar nga sumi sa dàll. grandeur boobu la matérialiser ci résidence bi à Tivaouane.
moo tax ñi ngi tàmbale ci phase nag réaliser leneen li mooy réalisation économique bokk na ci mission yi nga xam ne nii tey ji ndaw ñi nga xam ne ñoom ñooy doon ndone li ànd ko ak Seydi Cheikh Ahmed Tidiane Sy njabootam nga xam ne moom mooy patron bi moo toll ci yore flambeau bi ànd ko njaboot yi te di ko def ci façon boo xam ne ñi ngi ñaan yàlla moo gën koo dëgëral amiin amiin incha allah moom àggale mission amiin loolu moom mooy seen héritage jëm ci incha allahu rabbi dëgëral héritage boobu muy ak yi explorer yeneen secteur incha allah ba daayira bi daal la maam waxoon tadu dog ba nu àgg ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ bi présenté la photo de famille ñun ñëpp ñu ànd ci incha allah incha allah bëggoon naa jox ma Maodo waaye waa Rési fi mu ne nii wax nañu ma ni suñu temps jeex na tàkk fi mu ne nii mënuñu ci dolli leneen donc ñu ngi jéggalu xam naa peut-être dinañ amaat yeneen occasion pour dellu siwaat ci yeneen yi sant Mame Maodo Dia mi nga xam ne moom mooy responsable cellule des cadets nekk aussi ci coordonnateur MJ yi di am mbégte vraiment ci bokk ak moom plateau bi ak aussi di nga xam ne jot na ko fi joxe yëpp comme message tant aussi Mame Maodo Lo moom itam mu nekk koo xam te ne membre daayira bi lépp bokk na ci comité permanent wu daayira bi du superviseur yor fi section universitaire ak lu ne ci daayira bi donc moom itam dundam yëpp mu ànd ko sëñ bi sant ko bu baax sant la yéen aussi ñi nga xam ne yéen ñu doon suivre ci Mourchid TV ak équipe technique bi nga xam ne ñoom la ñu àndaloon di réaliser plateau bi ni ma leen ko waxee programme yi kon journée Seydi Mouhamadou Moustapha Sy dafay continuer am na yeneen yu leen di xaar bu leen décrocher restez connecté sur Mourchid TV wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh